Sunuker Radio. Vous écoutez Sunuker Radio. Sunuker Radio. yéen a ngi déglu rajo Sunuker. jaajëfate man la de Henry Poupa Cissé radio yaa ngi déglu Sunuker radio. yéen ñi di déglu rajo Sunuker ñu ngi leen di gërëm bu baax ci seen fidélité. Sunuker.com. Sunuker.com. Welcome to Sunuker.com. L'info autrement. L'info autrement est la toute nouvelle émission de la radio Sunuker et le site Sunuker.com. Une émission présentée par notre lumière nationale, l'international Amazon, Sokhna Rama Diagne, et l'incontournable, le chroniqueur, le pertinent. Il nous retrace les faits saillants de l'actualité nationale et internationale. L'info autrement, c'est tous les jours, du lundi au jeudi, 16h GMT, 18h Paris, en direct sur Sunuker Radio. Pour y participer, appelez au 001 920 786 85 30 ou 001 951 665 85 35. Vous pouvez aussi ajouter Skype Sunuker Radio ou participer via Skype en ajoutant Radio Sunuker. Mbokk yi, lii di émission bu bees tàq, l'info autrement di émission bi nga xamanteni Radio Sunuker ak sunuker.com ñoo leen koy jagleel ngoot bu nekk si bu 16h jotee ca Dakaru 18h ca Paris. Mbokk yi, Radio Sunuker moo ñëw ak yéen ak Sokhna Rama Diagne Arwa, l'Amazon international, la lumière
international di émission bu amul fenn émission bu leen di dëkkal xew-xewu bés bi dañuy faral di wax naan picc ngi ci kaw waaye xel maa ngi ci suuf loolu moo waral sunu kër compétence bu ñu ko xamee indépendance bu ñu ko xamee ak crédibilité bu ñu ko xamee mu jagle leen émission bu bees bi l'info autrement bu ngeen si bëggee bokk ci waxtaan bi yéen tamit mën ngeen a woote ci 001 920 786 85 30 wala ba tey 001 951 665 85 35 wala bu fekkee dañ ko bëgg a déglu tamit mën ngeen a woote ci 001 302 781 82 04 wala sax gaañi lu gën a easy doo fay dara ajoutel Skype rajo sunu kër l'info autrement du fenn fudul fii si sunu kër ci kër gi la maison mooy bambu. kon ngeen xam ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement mu nekk surcharge bu 10 ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma woo bureau la première fois ne ma toogal ñu defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat ci koo xam ne ministre nga pare laaj ma loo ci bëgg ma ne ko loo ma si jox baax finalement ma ne ko kon xanaa ma des fi ma newoon muy miin ak yeneen ndax maa ngi la ciy liggéeyal te yaakaar naa ni secteur la boo xam ne je me sens à l'aise mu ne ma kon je vais te mettre ministre d'État parce que ça anoblit comme ça tu vas être premier sur la liste après le premier ministre loolu la ñu nekkee dënk ma cadre parti bi ñuy dem di dem ba jëmmi jamono mu woo ma te loolu aussi dañ ko war a leeral pour l'histoire keroog assemblée nationale boo gisee ñu def li ñu def dañu bëggoon wane ne itam tey jii assemblée bi sa assemblée la les députés sont derrière vous et soutiennent le processus de l'organisation de la conférence islamique et c'est à l'unanimité majorité comme opposition que la ñu voté cette résolution ñun si loolu la ñu nekk ñu si leneen. c'est vraiment kii ni nga wax parce que addina bi ko doy waar su ma seetee ba ne kii laa bëgg dénk lii. waaw bu seetee di seet ci Sénégal yi ba ne kii laa bëgg dénk lii. yàlla ak man rek noo ko xam. ne kenn xam ko pour suuf ba dara ko talaa. ñii nga xam ne nag da nga leen fi fekk ma jox la poste bi. ñii ñoo fi fekk mu jox la poste bi. damay seede ni amul kenn ci ñoom. ne. ak daal du tax mu jox ko lii. ne kor yii nga fekkoon ci parti bi du nekk yàgg ci noo ngi nii toog waaye nag amul kenn kuñ mës a jox bëgg bu tëb ne mu recevoir la ne ko lu tax nga jox loolu man. danañu ma jaaxal. ne bu ko defoon jaaxal. ma leen man wax lii wala lëleel. du leen wax lii wala lël. lu dul sama bëgg-bëgg bopp rek. lu dul rek sama bëgg bopp. yàlla moo ma xiir rek ci loolu ma def ko te yàlla ma ko sant. mënu ko expliquer am na ñu xam ne woon dugg seen bopp. moom ma xiir ci loolu. ah président ne waaye nag yàlla ko xiir ci loolu. ñu waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l'intérieur. en tout cas président intérieur bi xaw ma lan la woon mais dama ko ragal kon loolu day wax dëgg yàlla xam dafa xaw a diis parce que man daal technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise mu ne ma daal il faut que nga dem foofu parce que loolu moo ma gënal ko bu dee moo la gënal man amatuma choix kon avec votre soutien je suis sûr que je réussirai. C'est comme ça que j'ai été nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement. donc ku la defal lii yëpp ndax am nga payam. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk auditeurs yi yéen a ngi déglu seen émission l'info autrement tey jii nag di jeudi le 30 décembre 2021 muy émission bi mujj ci at mi di l'info autrement bi mujj ci at mi ba déwén incha allah ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam
ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp sénégalais yi ku ci nekk sa tur ak sa sant ñi ñu safoo tout au long de l'année ñi ñuy wax yu rafet ñi ñuy sopp te yëguñu ko ñiy wax sunu bëri xam-xam te xëy na amuñu ko ñi ñu teg ci place bu rafet te nooy te kawe te yelloowuñu ko ñi ñu bëgg te soriñu lool te xëy na sax duñu mos a gise ñu xam sunu tur yi yërëm ñu di ñu ñaanal sopp lu ñuy def jàpp ne ñëpp ñu war a déglu ci Sénégal bu ñu toogee ba mu neex leen ñu yónnee ñu ay audio d'encouragement à travers WhatsApp wala Facebook di ñu topp di ñu suivre xam ñi intervenir ñëpp ci rajo bi te gis ñu leen di rafetlu seen xam-xam ñooñu ñëpp ñu ngi leen di nuyu di ñaan yàlla mu sàmmal ñu diggante bi ndax diggante am na dañoo am chance nekk ci côté micro bi ñoom ñu nekk ci côté haut-parleur yi waaye teewul cofeel googu ñuy am mu ngi mel ni ay wave yuy vibrer di ñëw ci ñun ñu koy yëg waaye ñi nga xamante ne sopp ñu lu ñuy def it ñu ngi leen di baalu àq ndax xëy na buñ ci mënoon dara dinañ ko def te mënuñu ci dara waaye mënuñu ñoo bañ a déglu ndax xëy na am na ku nekk ci rajo bi di wax kooku saf na leen ñu leen di gërëm ñoom ñëpp di ñaan yàlla mu boole ñu baal bu ñu amulee xam-xam yàlla na nu yàlla may xam-xam bu ñu amulee yàlla na yàlla yokk ay xéewal bu ñu wérulee yàlla na nu yàlla may wér ndax moom loolu yëpp ku ko am moo la ko jox mooy fekk lëndëm génne ko ci leer fekk leer génne ko ci lëndëm génne dund ci lu dee génne dee ci luy dund mooy changer situation à la dernière minute bi nit désespéré ba yaakaar ne jeex na kooku mooy rabbu samaawaati wal ardi moo bind nit ñeeg jinne yeeg malaaka yi bind ay xeet yoo xamante ne dañoo tuuti ba ñun mënuñu leen gis te ay mbindeef lañu waaye bind it ay mbir yu rëy ba ñun mënuñu leen gis ni melentaan mel ci ñun nga xam ne du gis nit melentaan du gis nit noonu la yàlla bindee loo xamante ne tamit xëy na tiim nañu yor benn dimension bu rëy boo xamante ne ñun duñu ko gis sunu vision yeggul foofu sunu borom rek mooy yor wërsëg yi yàlla na nu yokk wërsëg ak wér ak gudd fan dimbali Sénégal xeet yi nga xamante ne ñoo gën a sonn ci àdduna bi te yàlla indi leen fi te classification bi mu tegu ko lu dul ci gëm yàlla ak ragal yàlla yàlla nañu sunu borom boobu boole ci xeet yooyu xeet yi gën yi waaw ba ñu jub di waxante lu baax di defante lu baax may nuyu sénégalais yi nekk ci àdduna bi yëpp di ñu déglu ndeysaan tey kontaan naa lool ndax ñetti at yi nu génn yëpp daanaka defuma woon ay émission ndax nekkoon ci ay tolof di dugg ak a génn di xeex mënuma ko woon boole ak def rajo waaye sunu borom mi borom suturaal na ma maa ngi koy sant tey ñaan mu yokk ba ñu décider reprendre émission yi naam tolof yi jeexul woon waaye teewul ñu reprendre ko pour am un peu de distraction ak pression bi sant sunu borom bu baax a baax ci dellusi bi ñu dellusi waat ak ci kattan bi mu ñu may ba nu mën koo def démb gërëm naa ñëpp ñi nga xamante ne de près ou de loin
am ñu ma lim am ñu ma limul waaye damay bañ sax di lim ndax dañoo bari di kontaan bu baax ci li ñu def weer wi début d'année bi début mois de décembre bi di studio boobu ñu ubbi foofu ca Kaolack cœur de ville ak équipe bi nga xam ne pour l'instant ñu ngi fiy liggéey may rappeler auditeurs yi ne na ngeen leen di déglu dinañuy partager sax seeni waxtaan surtout l'émission sunu kër matin bi ñuy def à partir de 8 heures du matin heure Sénégal di ci vraiment en détail waxtaanee li nga xam ne moo génn ci yéen kaay dégg naa fa ay waxtaan yu am njariñ yoo xamante ne ñëpp ko war a déglu ñëpp ñoo ko war a déglu di traiter sujet yi détail en détail dinañ koy partager nag ci sunu page Facebook bi parce que rajo bi dañ koy defalal lien ci Facebook bi nit ñi mën koo déglu ci heure d'émission yooyu di ñaan nit ñi rek nañ ko suivre nañ ñu jàppale woon rek di ko partager pour que ñeneen xam ko ñeneen découvrir ko ku ko découvrir rek yaa ngi laaj lii kañ la xew da fekk yàgg na nag doxu max la di sant sunu borom bu baax a baax a baax a baax ci yoon wi mu jaar ba yegg fi mu yegg yàlla na gën a yokk ba bokk ci rajo yi gën a mag yi niy déglu incha allah ba leneen topp ci yàlla mën na ko di baalu àq ñëpp nag waaw tey nag boo seetloo presse bi am na benn élément bu ma bëggoon teg sax pour wane rek dëkk yi nga xamante ne France daf leen a coloniser ni ñu nuroowee daanaka dëkk boo ci dem rek jàppal ne situation économique am moom ak moroomam ñoo xaw a nuroo environnement yi dañu nuroo fekk maa ngi fi doon wax ñun le citoyen ouest africain ni mu nekkee benn prototype boo xamante ne benn kese la échantillon boo ci defal test xamal ni réussir nga le côté culturel mooy différencier te loolu habitude yi nga xamante ne moom moo ko changé mooy religion yi ci rax rek mais les croyances ancestrales yëpp daanaka benn la les comportements daanaka benn la état yi ni ñuy doxee daanaka benn la boo demoon ci dëkku CEDEAO yëpp boo leen xooloon da ngay xam ne benn lañu ci difficulté yu état bi di am pour gérer la population ci difficulté yi nu am ngir mën a jox seeni réew liggéey ci difficulté yi nu am gérer seen ressources naturelles seen ressources minières seen ressources humaines problème yooyu yëpp boo ko seetloo ci sous-région bi benn la insalubrité bi benn la insécurité bi benn la ma lay wax ne la même chose bi nga xamante ne moom moo ñu différencier rek mooy côté religion bi waaye dëkk boo ci gis ñu bokk religion ñoo bokk problème bu dee jullit yi ñoom ñoo fa nekk majorité boo xoolee Mali ak Guinée ak Sénégal boo demee da nga fay fekk même problème yi boo demee Gambie it la même chose waaye boo demee dëkk yu mel ni Côte d'Ivoire boo ko jaxasee ak Togo ak Niger ak Bénin ñoom it dañuy bokk ay problème waaw religion yi bi ciy rax moom mooy li nga xam ne moom mooy soppi leneen li waaye ngëm-ngëm bi nga xamante ne ci sunu tradition yi la ñu ko teg ak comportement coloniaux yi nga xam ne moom la ñu hérité du am différence ba waral na buñ la filmé loon benn marché ci dëkk yooyu soo ko xoolee da ngay defe ne sa dëkk la ni nga xamante ne boo demee Europe gis cadre de vie bi ni ñu ko defaree ba boo ko xoolee làkk bi mooy différencier waaye même cadre de vie lay doon que boo demee France
wala nga dem Italie ci yenn dëkk yi wala nga dem Belgique wala nga dem Angleterre ginnaaw oto buy dawal gauche ak droite daanaka lépp cadre de vie bi benn la dañ ko organiser dañuy nuroo loolu boo leen comparé ci ngay xam ne dese nañu lu bari moment bii ñu nekk ñu ngi wax ci mbirum Coupe d'Afrique des Nations bi nga xamante ne moo xew foofu ca Cameroun réew yu bari wàcc faa daje Sénégal bokk na ci ñi fa war a footballé ma doon seetaan benn reportage boo xam ne bi ma ko gisee ak ni ko waa ji defee parce que man j'aime les reportages yoo xam ne ay africains ñoo ko def li ma dugal sax ci mbirum journalisme ma ciy liggéey di xeex pour def beneen une nouvelle forme de journalisme boo xamante ne ñun l'information ñoo koy traité boo seetloo ñu bëri sax ci médias yi ñu yore ñu ngi koy commencé defal sa bopp mooy jël information bi traiteel ko suñu bopp moo gën ñuy dem di déglu RFI ñu koy traiteel ndegam naam du ñu baal xëy na sax dëgg gu bëri ci foofu lay génnee ndax du ñu yërëm waaw am na dëgg bu fay génnee waaye sentiment bi ñuy am ci sunu réew bu ñu koy interpréter dina wuute waaw ndax fële li muy àndal mooy incompréhension boo xam ne dañ koy am peut-être ci sunu culture wala ci situation yi ñu nekk waaye ñun bu ñu ko defalee sunu bopp moom mooy ëpp njariñ li may def rek mooy dem ñu déglu élément boobu après bu ñu ñëwee ñu daal di yeggali li nga xam ne moom lañ doon waxtaan. Des klaxons d'énervement, des injures entre automobilistes toujours au beau fixe, de l'insalubrité toujours dans la gaieté, des vendeurs en bordure de route de plus en plus proches de la route, des routes toujours délabrées, la poussière comme au désert, Yaoundé, la ville aux 7 collines, toujours tourmentée par ses habitants. À quelques jours du grand événement sportif, la capitale du Cameroun a du mal à se débarrasser de ses vieilles habitudes. On dirait que le désordre, la désinvolture, l'incivisme sont devenus les membres du corps des habitants de Yaoundé. Depuis que le maire de la ville a demandé à ceux qui habitent le long de l'itinéraire de l'axe aéroport Yaoundé-Simalène et le centre-ville de peindre leurs maisons en couleur jaune, tout le monde s'en fout. On a dit que chacun jette des ordures dans la poubelle, il continue à les verser au sol. Les arrêts taxis aménagés pour l'occasion sont boycottés. Le bus et ses arrêts bus toujours snobés. Yaoundé se fait détruire par sa population, qui fait tout pour qu'elle soit sale et de plus en plus enclavée. Le vrai combat de la fête du football africain qui se jouera au Cameroun sera de faire comprendre aux Camerounais vivant à Yaoundé que ici c'est la capitale et non un champ de patates. Leur expliquer que ce n'est pas le lieu indiqué pour faire les porcheries et les poulailles. Comment expliquer qu'on peut croiser des porcs en promenade dans un quartier? Comment on réussit à vivre dans une ville où les carrefours portent les noms des démons? Imaginons un étranger qui stoppe le taxi et entend son voisin dire « Carrefour sorcier »,« Carrefour caca » ou encore « Carrefour de la mort ». Au bout d'un moment, il faut qu'on apprenne à nous prendre au sérieux. En voyant l'état de certains taxis qui nous narguent tous les jours en prenant 250 comme les autres avec risque de tétanos, et ils ont le mépris de bâcher les clients dans des vieilles carrosseries qui n'ont plus de place, même dans un garage au village. On avait pourtant annoncé en grande pompe que les vieux taxis et Yaoundé s'est terminé. Tous les véhicules qui ont un mauvais aspect physique seront retirés de la circulation. Mais chaque jour sur nos routes, l'on constate avec amertume que ces derniers ont le vent en poupe. Les conducteurs d'engins à 2 roues, dits bensekineurs, sont toujours aussi pressés de cogner. On a décidé de planter les fleurs pour donner une autre allure à Yaoundé. Certains en ont profité pour les cueillir et les offrir aux morts pour indiquer le lieu du deuil. On a décidé de réhabiliter l'adressage en renouvelant les plaques, mais on confond toujours le carrefour Vogt au carrefour Golf. Les lampadaires sans lumière au grand bonheur des serpents et des scorpions de nuit. Voici une initiative prise par le comité d'organisation de mettre un drapeau sur chaque poteau pour le décor. Même pas une semaine, certains servent déjà des rideaux de fenêtres dans plusieurs maisons. Les affiches publicitaires pour la Coupe d'Afrique des Nations vous indiquent la moralité de certains Yaoundéens, complètement déchirés. Voici l'autoroute en déroute Yaoundé-Simalène.
Remarquez que plusieurs drapeaux ont disparu sur certains poteaux. Et à cette allure, d'ici le 9 janvier, il est possible que même le goudron ait disparu. Voici un échangeur qui est devenu dérangeur, toujours en chantier. Censé s'achever avant le CHAN, nous voilà à quelques jours de la CAN. Nous sommes loin de voir son bout du tunnel. Il va peut-être falloir attendre les grandes définitions lors des Jeux Olympiques en 2000, fin du monde. Les vendeurs en bordure de route n'ont aucune intention de quitter la scène. Yaoundé, dans sa difficile transformation, malgré les positions optimistes du comité d'organisation. Voilà, ñoo ko dégloo loolu moo doon reportage bi nga xamante ne bëggoon naa ko partager pour wane laxisme bi nga xamante ne sunu gouvernement yi ñoom moom la ñu nekkee te ma laaloon ko démb rek jot confirmation bi dañ ma ko yónnee des fois damay waxtaane ay mbir moo tax may remercier toujours ñi nga xamante ne ñoom ñooy suivre te xam thème ak émission bi ni muy doxee am na ñoo xam ne dem nañu ba xam émission bi ni muy doxee ak lan moo ko tax a jóg ñuy partager ak ñun ay éléments yoo xam ne soit day renforcer position yu ñu amoon ci vision bi ñuy développer soit ñu bëgg ñu jox yeneen ni thèmes yoo xamante ne pour ñu yokk ko ci la xam nga lii dafay mel ni rek bu Sénégal doon organiser Coupe d'Afrique autorités yi li nga xam ne moom la ñu war a def may wax ne suñu diggante ñun ak les pays développés yi moom mooy le cadre de vie l'organisation du cadre de vie loolu rek moo soppeeku suñu diggante ak ñoom waaw ëpp ñu moralité organisation bu seen gouvernement yi am di anticiper ay problèmes di anticiper ay solutions pour de possibles problèmes loolu mooy différence bi mais boo bàyyee ba Coupe d'Afrique di waaj a ñëw nga fekk ay nit ñoo xamante ne da nga leen bàyyi woon mbaam yi di doxantu ci mbedd mi dégg nga nit ñi taxi yi doon ay cercueil mouvant waaw ay carrosserie yoo xamante ne comme ni ko waa ji waxee nee na même ci garage sax waruñu faa toog garage boo xamante ne oto yi deey lañ fay nekk sax waruñu faa def ñoom ngay gis ñuy daw ci dëkk bi nga dem ba élection ba kii di jege championnat d'Afrique nga ne leen léegi wala Coupe d'Afrique nga ne leen léegi yoon wi nga xamante ne moom la gan ñi di ñëwee di jaar ak si nii gën a jaar nga ne leen na ñëpp peinture seeni kër yi en jaune te joxo leen peinture buñ koy peinturer yow kay yaa war a jël initiative sax def loolu mais loo wax ñooñu rek moom moo nekk ci sa dëkk daanaka dañ ko nuróole moo tax ma bëggoon cee waxtaan bëggoon koo partager nee na fleur yi nga xam ne sax dañ koy teg ci yoon wi pour rafetal gars yi bu amee ku dee dañu koy jël yóbbu ko ci cercueil bi pour am fleur yu ñuy joxe mbaam yi di taxawaalu boo demee ci yenn dëkk du ay mbaam ay xar lay doon ak ay nag yaa yi taxawaalu ci dëkk bi tant que événement amul te semaine passée waxtaan naa ci bu monsieur tubaab di ñëw moo tax ñuy defar réew mi bi ma nee bu monsieur tubaab bi ñëw la ñuy raxas suñu douche yu salte yi ci biir kër gi mooy doon la même chose ci yoon wu gën a rëy maanaam ci réew mi bu monsieur tubaab di ñëw ci la ñuy raxas dëkk bi dañ daan fàttaliku man bi ñuy gën a nekk ay xale bu ñu nee la président benn président moo fiy ñëw ah ay président Mitterrand wak dégg nga wala Jacques Chirac wala ñooñu ñu raxas yoonu aéroport bi yëpp ba ma ñuy dem palais dañ koy rafetal def ci ay fleur dégg nga ñu ñëw tali bi ñu gën koo fomp ba mu nice teg ci ay gendarme pour mu rafet parce que yoon woowu lay jaar vidéo bi loolu la lay wan aussi ca yoonu aéroport ba dem ca stade ba moom la ñuy bëgg nit ñi defar ko ñu ne leen na ngeen peinture seen kër yi en jaune cadre de vie boobu nag moom moo waral sunu population yi di rêver te colonialiste yi bi ñu nekk ci réew mi malgré ñu ngi sàcc sunu ay ressources ressource bépp boo jël rek ñu ngi koy tojee mais au moins bàyyi loon nañu lenn loo xam ne day joxe day tax ñun ñu exister quoi parce que ñoom bu ñu bëggoon sunu terre yi sans nous mën nañu éradiquer ci carte monde bi mën nañu jeexal ba ñu jeex ci ay feebar ni nga xamee ne fii ci réew mi doon nañ ko def pour syphilis ni muy reye ay nit ni nga xamante ne noonu la ñu jëlee VIH sida d'après les sud-africains di leen ko injecté ndax ñu bëri sida ndax dee jeex
ñoom bu ñu ko bëggoon def loolu kon kenn waxatu ko dañ koy def mais ñoom ils ont besoin de nos terres avec nous bu fekkoon ne dañoo bëgg nos terres sans nous kenn waxatu ko waaye ñoom dañoo bëgg ñun ñu ne fi moo taxoon ñoom colonialistes yi bi ñu ñëwee nekk ak ñun au moins ñu bàyyil ñu benn cadre de vie boo xamante ne moo dàq bi ñuy dund nag nañ waxante dëgg nañ waxante dëgg boo seetaanee quelques vidéos restantes yi nga xamante ne des fois gars yi dinañ ko génne for ko rek génne ko am nañu denc archive yi sax bëgguñu koo génne dañ koy denc te xamuñu ko te archive boo ko dee denc pour nit ñi la pour wane ko am nañu denc ay archives yoo xam ne dañoo defe ne ñoom bu ñu ko génnee partagé ko nit ñi rek ñoom dañoo ñàkk alal quoi mënoon nañ ko dem sax jaay télé yi gars yi jël image yi di koy wane ñu gis bu njëkk ba ndax man bi may màgg fa ma dëkkoon ca asalem fa ma màggee boobu da ngay boo génnee ci tali bi rek da nga daan gis ay jardin espace vert asalem 1 ba asalem 5 ba ay magique diggante tali bi ak kër yi dañ fa defoon ay jardin yoo xam ne ak ay toogukaay mu verte boo demoon Sicap dafay rafet nit ñi dañ daan dox ba Sicap sax di fa photo ay fleurs yu rafet lañ fa daan samp léegi wax ma fan nga koy gis fu dul assemblée nationale te sax xam naa ne fleurs yi foofu c'est pas régulièrement lañ ko fay def waaw dëkk bi dafa rafetoon dañ defoon ay cadre de vie boo xamante ne nit ñi bu ñu sonnee di nga mën a sax toog foofu noonu xoolal di respirer de l'air di xool oto yi di daw mais léegi amatul foo toog foofu noonu fépp marché la kër yëpp ay marché lañu ay boutique lañu ay espace commerciaux lañu cadre de vie boobu ñu jël ci ñun sans nga compter organisation bi ñu doon def sax même au niveau scolaire ñii di def sport ñii di def bëre ñii di daw yaa ngi dégg école yi di am ay infirmier ku gaañu ñu yóbbu la infirmerie ñu faj la maa ngi gis tey presse bi di ci bind ne il était une fois les infirmeries scolaires ndeysaan ma ne xoolal lii rek lii ñuy bind nii yëpp dafa bokk ci li nga xamante ne moom la ñu doon waxtaane waaw muy mbirum cadre de vie moo tax nit ñi yow boo màggee ci cadre de vie délabré bi ñu la imposé ci sa réew boo demee ba nekk autorité sax te amuloo xam-xam amuloo patience nga yàkkamti parce que dañu la limité ci benn temps boo xam ne xëy na bu jàllee rek yow doo liggéey au lieu nga commencé nas loo xamante ne ki lay remplacer bu ñëwee yeggali ko yow da ngay bëgg ne loolu bala ma koy mën a def il faut que ma yàgg fi te boo du yàgg fi moo la koy def loo commencé ko mooy tax nga dem soo xëyoon tey jóge Thiès ne da ngay ñëw Dakar ne da ngay kii di dox dina la jiitu parce que moyens yi lay yóbbu ci nga am limousine bu la yóbbu biir Dakar dox ndànk bi at yi muy teg yi muy jël pour nga am limousine bi nit bu ko doxee at yooyu day fekk mu yegg ba pare nañu tàmbali teg brique yi waaw fexe ba brique yi niy teg yi ci suuf gën a dëgër yi tegu ci kawam waaw ndax fondation bi dëgër parce que kër boo ko dee teg sax fondation ngay commencé waaw bu ko ci nekk ñëwee li ngay liggéey ñu ne kon day nañ ko commencé ndànk-ndànk yàlla dinañu fa yóbbu mais kenn du ko def différence bi cadre de vie la moo tax bu ñu falee kenn day découragé bala muy liggéey ci luy améliorer sunu cadre de vie nga xam ne loolu rek moo ñu différencier ak pays occidentaux yi ngay gis nii dëkk bu set waaw def pavement ci suuf si diggante tali bi ak kër yi ñu fexe ba def ko suuf wala ñu def ko jardin wala gazon wut ñuy liggéey foofu gis nga créer de l'emploi dans nos pays moo gën a yomb lu yàlla bind ñun ñoo amul volonté bi parce que xam nga infirmerie scolaire imaginez ñaata nit la daan jox ci liggéey école bu ne ñaata nit la daan jox ci liggéey ñun bi ñu nekkee gone dañ daan laaj ay questionnement boobu xamuñu woon sax lu xew ci àdduna bi mais dañ doon seetlu ne école yëpp yi ngay gis gardien bi tukulóor lay doon tukulóor ñu ne waa mais pourquoi école boo dem rek gardien bi tukulóor lay doon quoi da ngay gis benn tukulóor sunu mbokk xalpulaar yi
dëkk fa ak jabaram yi dëkk ay ñetti jabar ñoom ñooy gérer école bi ñoo war a defar jardin bu ñu fay def war a raxas duus yi mais du ñëpp ñooy raxas duus yi boo demee ci duusu école yi mais day salte daanaka da nga naan am nga gardien rek waaye kenn du def dara loo xam ne day yokk salubrité école bi waaw dara duñ ko def da nga naan école bi am na gardien rek cela nag n'a rien à voir ak li ma wax léegi ne école boo gis dama lay wax rek benn constat ne école boo gis rek Haalpulaar lañ ko doon jox mu koy gérer loolu jaaxaloon na ku nekk mais noonu la demee woon loolu mooy constat bi mais loolu bokkul ak ay ne ñoom liggéeyuñu mais dama la bëgg a wax rek ne la école yi même bu ñu wutee ay gardien teg ko fa gardien yi duñu def seeni liggéey sécurité côté sécurité la ñuy gën a jouer que côté def seeni liggéey te loolu benn nit mënut a def liggéeyu école boo xam ne day am minimum 12 classes parce que dañ daan def ñaari CI ñaari CP ñaari CE1 ñaari CE2 ñaari CM1 ñaari CM2 loolu moo daan nekk ci école yi man école bi ma jàngee loolu moo fa amoon école ba ma doon jàngee ci Liberté 1 école boobu looloo fa amoon waaw loolu moo fa amoon mais am na ay gox yoo xamante ne benn la ñu ci am au moins dina am minimum 6 classes nga bëgg koo jox benn nit loolu du ko mën a def da nga daan gis ne waa classe bi sax ñoo daan def ay comité de raxas de nettoyage ñu ne kii bu ayee lundi bala ngay wàcc nga ne seen waa kër tey damay yeex a wàcc dañuy bale classe bi maître bi ne kuy ñëw na nga indi ñetti bale nga xam ne da ngay dindi bale seen kër ëndaale buñ ko dajalee am benn ngandi bale séparé ko gars yi di bale classe bi di noyyi di noyyi poussière bi ndeysaan ñu lay wax nañ ci këpp ndox ndax mu téye poussière bi waaye du téye poussière bi ci kaw table yi lay daanuwaat ñu respirer ko gouvernement yi ñoo amul volonté même bu fekkee loolu ma lay nettali nii lu tane la mais école source d'emploi la mënoon nañu jël lu mat juróomi gardien yuy monter ñuy raxas duusi ñu fexe ndox bi du couper maanaam am na ñoo xam ne dañu war a liggéey ci mbirum ndox bi du couper robinet yi bu yàqoo ñu réparer ko xale yi di am ndox bu ñuy naan da ngay gis xale bu ñëw jàgg si suba ba midi wala 2 heures du naan ndox parce que robinet bi amul ndox robinet yi dañ ko daan rang muy toq di toq te fi muy toqee day salte ndeysaan toilette yi boo ci duggoo boo moytul feebaru poumon ngay mujjee am ndax tàngaay ak xasawaay bi nga xam ne mooy génnee ci eaux usées yi waaw te yooyu yëpp boo déggee ñu naan la xam man dama fi wax naan leen université yi ak hôpitaux yi moom mooy école yi rek dafa war a créer ay emploi infirmerie bii ñu éliminer école yu bëri amatuñu infirmerie école privée catholique yi fu mu toll nii ñoo ko am et man je me demande même est-ce que école privée yi normale yi est-ce que am nañu infirmerie loolu moo koy poser sama bopp yoon yi ñu war a liggéey pour créer emploi te xoolal gouvernement bee ngi kaas nee na dañoo doubler effectifu agent de l'État yi ci 7 ans yi ñu génn ñu koy kaas ñoom ñu ngi koy kaas waaw te ñun ñu jàpp ne loolu tuuti na moins de 200 000 ñu ne double lañ ko yegg nañ 900 000 gars yi di kaas bu ñu ubbi woon école yi rek wut ci ay liggéey ci mbirum gardiennage ci mbirum sécurité dégg nga ci mbirum ñiy liggéey ci ndox mi ak électricité yi classe yi am ko wut ay menuisier pour bu table banc dammee ñi koy defar yooyu yëpp ay liggéey la boo ko defee ci hôpitaux yi tamit beneen affaire la boo ko ubbee ci université yi beneen affaire la te loolu ngay def ci foofu noonu mën nga ko def même ci quartier bi jox maire yi doole ñu employé ay nit ñoo xamante ne lii leeral koñ bi duñ ko sax jox benn compagnie ay compagnie nga koy jox ñuy liggéey parce que lii yëpp moom moo entraîné insécurité bi ci réew mi ñàkk a xam lan mooy priorité lépp priorité la waaw
loolu lu jar a waxtaane la parce que sunu intérêt rek moo ci nekk ñun peuple bi bu fekkee ne gouvernement yi ñu ngi ñuy xalaat sunu intérêt rek moo ci nekk waaye ñoom bala ñu koy def day fekk ay élection jege dégg nga wala ñu am intérêt ci benn quartier ku ci nekk ñëw di wax sa programme su ma paree su ngeen ma falee dinaa leen def lii te ñoom xam nañu ne non seulement état bi du leen jox ay moyens mais bu ñu leen joxoon ay moyens tamit dañu koy toje parce que dañoo découragé dès le début que ni ñoom mënuñu koo liggéey voilà léegi nag beneen sujet boo xamante ne vraiment presse bi abordé na ko te ñu bëggoon cee waxtaan bokk na ci mbirum benn soxna soo xamante ne ndeysaan dafa rey jëkkëram nee nañu bi mu reyee jëkkëram ba pare mu daal di def benn simulation comme si dañoo dajji këram dugg fa rey jëkkër ji lu ne mu jaxase ko maanaam créer benn scène benn crime scene boo xamante ne dañu ko scène dañ ko stage noonu la ko américain yi di waxee mooy maanaam dañ ko placer pour mu demee pour que ku fa dugg rek da nga naan fii dañ koo cambriolé waaw mu defee ko noonu ndeysaan ba à la fin ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon enquête dañoo mujj wan ko ay yoon yi wane ne moom li mu wax demeewul noonu que ni moom li mu wax du dëgg ba dëgg gi bi mu jollee mooy moom moo def aveu ne wax dëgg yàlla ay la yéwén moom moo rey jëkkëram xam nga loolu day dugg ci ay waxtaan yu nu fi amoon rek insécurité bi ndax nit fi nga yaakaar ne foofu ngay gën a amee sécurité mooy sa kër nit sa kër nga gën a yaakaar ne moo ëpp sécurité ci yow ndax miin nga ko ay at yaa nga fa dëkk ña fa nekk ay at yaa ngi dëkk ak ñoom wóolu nga leen daanaka boo fa nekkee doo nekk sur tes gardes maanaam da ngay relax doo nekk sur tes gardes ñi nga dëkkal koo ci gis doo jël sa pause parce que yaa xam nga ne kenn ci ñoom du la gaañ léegi nag bu ñu demee ba nga xamante ne léegi ci biir kër yi amatul sécurité surtout ku góor mooy gaañ jabaram wala ay doomam wala ku jigéen mooy gaañ jëkkëram wala ay doomam kon da ngay xam ne kon ñu ngi nekk ci situation bu catastrophique parce que doo yore fital di do rombante say doom wala ngay rombante sa jabar di jël sa pause di préparer ne daf may waaj a rey xam nga insécurité situation catastrophique bi ñuy dund muy ñàkk gi nga xam ne bërki démb rek la benn rapport génn wane Sénégal ne ñaari monde moo fi nekk benn monde pauvreté ak misère bi moom moo ëpp beneen bi nga xamante ne moom la nit ñi di dund ci luxe Sénégal doon dëkk boo xamante ne ñëpp ay milliards dañoo xeeb ay milliards de fu mu toll nii nit ku am kër gu rafet maanaam du impressionné kenn parce que ñëpp yaakaar nañu ne c'est possible ñoom mën nañ ko dund parce que ku nekk yaa ngi teg ay yoon yoo xamante ne mën nga ko teg ci mbuxum mën nga ko teg ci agression mën nga ko teg ci woraate mën nga ko ci teg ci naxante ba nga xam ne valeur u xaalis amatul njariñ ci nit ñi ndax ni ñu koy amee moom moo setul teguñu ko ci liggéey te alal ji nga xam ne nag teguloo ko ci liggéey mënuloo koo fonk du mën a sax sa xol mais alal bi nga ñaq sa xol lay sax parce que da nga xam yoon yi nga jaar ba am ko waaw day sax sa xol moo tax nga war boo ko waree génne day jafe day metti waaw doo ko pasaree en fait loolu laa bëgg a wax wala ci lu la ko jaral rek di la andil beneen satisfaction ci loolu ngay sawar dugal ko mais nit ñi ni ñuy gañee xaalis bi
ak ni nu koy yàqee moom moo lay wan ne ñaqeewuñu ko noonu wax dëgg yàlla ba tax na milliards yi dañu koy wax malgré un environnement pauvre nit ñi dañoo ñàkk ba lemu ndeysaan waaye ni ñu ñàkkee ba lemu noonu la alal doonulee dara ci ñoom ndax ni ñu ko mën a lijjantee ci benn bis ku ci nekk yaa ngi ñaan nekk ci situation benn dil boo xamante ne moo xam jaayu suuf la moo xam jaayu kër la moo xam jaayu oto la ba nga mën a teg dil nit am ci dara pour après nga mën a wane sa statut social loolu moo waral nit ñi sawar lool ci di agressé xam nga ñuy wax mbirum insécurité ak agression bi ba ministre de l'intérieur génn benn circulaire boo xam ne dañuy tere nee na fii ak élection yi jeex ñi ku yore ay fital ay jaasi ay paaka ay taser maanaam lépp rek loo xamante ne mën na gaañ nit ñu koy tere te loolu lu ñu war a tere la tout le temps pourquoi élection yi kese loolu tout le temps lañ ko war a tere moom loolu lii nag day dugg ci organisation cadre de vie bi am failure waaw da koy wane parce que lépp lu ñuy def rek c'est momentané lan moo waral ñu war ko def tey pourquoi ñu def ko loolu pour toujours parce que amuñu énergie pour garantir la sécurité de la population en tout lieu et en tout moment amuñu énergie boobu donc ñoom dañu naan man daal moment bii nga xam ne su ma dawee gars yi gis ma naa daw waaye man li kuy daw marathon rek au lieu mu jël rythme boo xam ne A ba Z dina ko mën a maintenir mais danaan su ma yeggee suñu booru koñ daal naa jiitu gars yi bu ñu paree foofu foo xam ne du sama booru koñ kenn xamuma fa mën naa dox waaw ñoom noonu la ñuy organiser fu ñu leen di gisee pourquoi moment bi ñu ne leen fii ba élection yi te loolu lu ñu waroon a tere la ba ti faaxan ci réew mi nga xam ne loolu sax day créer ay emploi parce que vouloir maintenir de l'ordre dans la cité ça crée des emplois parce que da ngay soxla ay agents de l'État yoo xam ne ñoom la ñu jël pour ñuy renforcer le respect de la loi waaw loolu rek day créer liggéey ba pare nag ñooñu nga wutal leen beneen police beneen corps boo xam ne moo leen di superviser ku ci nekk am kuy superviser sa morom gars yi dañuy liggéeyante moo tax boo gisee ci réew yi ñu nekk nii lu tax biir liggéeyukaay yi du ñu wóolu wante du ñu juboo wante parce que ku nekk yaa ngi contrôler sa morom ku nekk dañ lay bindal ci biir contrat bi soo gisee benn situation boo xamante ne du yoon soo ko reportul yow ci nga bokk man fa ma doon liggéey noonu lañ doon def man liggéeyal naa état Californie 12 ans yooyu lañ bind ci contrat bi soo gisee situation nit di def loo xam ne waru koo def nga noppi ci buñ ko xamee yow ca nga bokk ñuy boole wante moo tax gars yi du ñu juboo wante moo tax doo nangoo def loo warta def ci kanamu nit ñi wala ngay laqatu sax di ko def ndax buñ la jàppee nga am problème ki la njëkk a gis da lay boole pas parce que daf la bañ mais pour se protéger parce que ku ci nekk wutal nañu la kuy surveiller sa morom parce que kuy jàppale nit ci crime kiy nëbb crime complice la ci crime boobu waaw loolu la ñu waroon organiser léegi nag ça veut dire que ni ñun xam nañu ne am na insécurité ci sunu réew mi insécurité boobu nga xam ne nag moo lëmbe réew mi ba ministère de l'intérieur di tere ci période bii ba élection yi kenn du fi def lii loolu ma nga fi depuis la nuit des temps mais ñoom li leen intéressé mooy comme que ñoom politiciens yi ñooy dem ci politique te nguur gi dañoo wàcc ci terrain bi ngir war a def politique bëgguñu ku leen gaañ bëgguñu ku leen agressé amuñu assez d'agents de sécurité yu mën a assurer seen sécurité mois de mars bi wane na ko ñu ne nag léegi nañu tere loolu pour sax am ñoo xam ne dinañ wàññi ñi ko doon def ci période boobu nag lañ ko tere léegi nag loolu bu demee ba léegi muy dugg ci kër yi sa jabar di la rey wala yow ngay rey sa jabar te boo demoon boo ko seetee ba ci biir dara du ko waral lu dul jalousie wala bëgg alal parce que
ci réew yi nu nekk nii dafa am ay télé yoo xamante ne ay crime rek lay wone crime xam nga Amérique moom fii la crime fekkee baax moo tax ma leen fi doon wax ay jamono ne leen ñun lépp waxtaane nañ ko yàlla xam na ko lépp waxtaane nañu ko waaw lépp wala boog lu bari ñuy comparer situation crime yi nga xamante ne moom moo xew fii nii waaw crime yi sax da cey dem bokk ba nga xamante ne nit day mandi dawal oto mbëkk la sax nga jaare fa dee wala yow moom mu rey boppam rey ñeneen ak ñi mu àndal waaye fii li fi jëkkër ak jabar di reyante wala doom di rey seeni waajur yi boo demee ci ay télé yoo xamante ne am na ci benn boo xam ne investigation discovery la tudd investigation discovery waaw ñuy def ay investigation di wane ne naka la police bi enquêté ay meurtre ay crime yoo xam ne dañ koo set up dañ koo stage ba nga xamante ne yow boo duggee rek da nga naan kii daa xaru wala boo duggee rek da nga naan kii dafa dee naturellement wala boo duggee rek da nga naan kii ay bandi ñoo fi ñëw ray ko ay spécialiste lañu ci police bi day continuer di def ay recherche di def ay fiction ci ay meurtre yoo xam ne amagul ay crime yoo xamante ne amagul ci wàllu rey nit bala kaa nit civil yi di xalaat ñu dem ba yow loo fa bàyyi moo xam morceau la moo xam gant la moo xam tuflit la moo xam ñaq la moo xam deret la parce que loolu yëpp nit da koy bàyyi ci place bu mu reyee nit ñuy def ay yoon ba jàpp kan moo ko def ndeysaan ay xool ay pneu nit pneu oto bi fi gaare woon wala ay caméra de surveillance wane une portion de la voiture ou une portion de l'image de l'homme ñu jaara ci développé ci ay science ci wàllu forensic science ba mën a jàpp ñooñu ba nga xam ne yooyu yëpp day doon ay xalaat yu ñuy jël denc ko teg pour bu situation bu melee noonu amaatee ñu mën cee basé wu pour jaar yeneen yoon nga xam ne xalaat bi ak liggéey bi ci wàllu investigation dem na ba ay crimes yu fi amoon 40 ans ñu ngi doog a jàpp ñi nga xamante ne ñoo ko defoon ay nit ñu disparaîtroon plus de 40 ans ñu am ay yax yoo xamante ne léegi xam nañu kan la ndeysaan di jàpp ay màgget yu reyoon ay nit loolu yëpp ñu dem ba xam ko nga xam ne kon fii la mbirum crime fekk baax léegi nag suñu demee ba yu demee noonu moom mooy xew ci suñu réew mi ma waxoon fi ne leen gis nga lii ma témoigné gis ko ci ay reportage wala waxtaanee ko ak ay prisonniers yu ñu jiiñ rey nit wala yu rey nit ndax mos naa jàkkaarloog benn jeune ndeysaan ñu ngi ko tëj kaso à vie ñu ngi ko tëj ci kaso bi à vie te su ma juumulee ay 20 et quelque ans la amoon ñuy waxtaan bi ma ko joxee garabam ba pare ñuy waxtaan ma ne ko mais yow mu ne ma moom ci benn gang la bokkoon quoi ma ne ko mais lu tax ngay bokk ci gang yow yaa ngi nekk jeune munoon ngaa jàngi ma ne ko xoolal fii ñi fi liggéey ñëw ay étranger lañu dañu rêvé ba ñëw Amérique di fi liggéey yàlla dimbali leen ñu yor seeni kër yor seeni jaboot yor seeni njaboot pourquoi mun loon maanaam mun leen dem ngeen jàngi ak yu demee noonu quoi di waxtaan rek mu ne ma moom fi mu màggee soo bokkulee ci gang bi da ngay dee parce que dañ lay rey te Amérique li muy yaatu dafa nuru lu tuuti ci ñoom ndeysaan dafa tuuti ci ñoom parce que amuñu ay mbokk xamuñu dañoo am ay mbokk mën nga dem sa kër tante jóge Géejawaay dem Matam wala nga dem Ziguinchor wala Kédougou ñu ne sa doomu nijaay mooy ñëw nekk ak yow fii rek dafa jafe parce que ñii da ngay xool seen histoire ne ay esclave lañ bu ñu xoolee 2 générations rek fa la ñu yem ci seen xam ñan ñooy seen mbokk donc ils sont obligés fi ñu dëkk ñu bokk ci ni fi ñu dëkk di doxee mu ne dañu lay rey il faut ngay défendre sa bopp quoi ci loolu la xewee ñu jiiñ ko loo xamante ne mu may waatal ci yàlla ne defu ko mu ne ma gaa dañu demoon doon sàcc kenn waaye xaritam bi moo rey waa ji bi ñu jëlee alalam ba pare mais moom dañ ko cee boole
ma laaj ko beneen question ne ko léegi dama lay laaj loo xam ne maag yow est-ce que yow mos ngaa rey nit rek affaire bi changé affaire yi quoi mu ne ma waaw mos naa rey nit quoi ma ne ko ñaata nit nga mos a rey mu ne ma ay 3-4 rek quoi mu ne ma ay 3-4 rek quoi moom mu ngi ko tuuteel ñun ñu benn rey benn nit mu ngi rëy ci ñun wala gaañ benn nit mu ne ma ay 3-4 te ay situation yoo xam ne bu ko deful woon ñu def ko loolu mooy explication am nga xam ne loolu tamit ay karma la ay mbir yoo xam ne day tourner nee na bii defu ko waaye moom lañ ko jiñ mais moom reyoon na ay nit juste rek benn anecdote pour wane léegi nag ñun bu fekkee ne ñii ni ñu yoree ay fital bañ nit rey ko def scénario ne seeni jëkkër wala seen jabar dañu ko rey mais imaginez ñi nga xamante ne ñoo nekk ci suñu réew ma bu ñu leen joxoon ay fital bu ñu joxoon Sénégal fital ni fital amee Amérique wallahi ni ñuy rayantee fii la ñuy rayantee Sénégal te li tax ma xam ko ma koy wax mooy niveau élevé bi nit ñi di demee ci ay sëriñ di jéem a liggéey nit pour mu dee wala mu faatu te du nangu dañ ni lekk seen xaalis rek ndax yàlla muy joxe bakkan moo xam kañ la ko war a jël waaw moom moo xam kañ lañ koy jël bu gaa yi aaye woon noonu kon occidentaux yi loolu la ñuy jël utiliser ko contre les occidentaux ñi ñuy envahir di jël sunu alal te ñooñu dañoo jaaxle ci défendre réew mi ci loolu naka lañ la mën a njëwee ci ay fen yooyu teg naan diw sama wujj la nangam sangam wala diw dama ko doon defal ay alal fi mu toll moo fa toll mu abandonné ma du ma defal dara léegi nag gaayin bi fen yi ñuy fen sëriñ si ñu lay jéeñamal ay pexe ngir fajal la sa soxla ba yàqal nit ba rey nit léegi ki nga xamante ne mooy def loolu boo ko joxoon fital nga defe ne du ko def ñii di empoisonné seeni jëkkër yi ci kër yi te xam ne Sénégal amul autopsie ñii di empoisonné seeni doomu wujj yi ñii di empoisonné seeni rivalité ñi seeni jëkkër di am ñaareel ñu këpp leen ay ndox ñu dee ñu jaare ci dee est-ce que vous vous rappelez de cette dame là la petite Mbacké là de usine xawma aselem kooku loolu mu def noonu ana ñeneen ñoo def lu similaire loo xam ne en douceur la ñu koy def empoisonné sa jëkkër wala sa doom wala sa wujju wala sa doomu wujju wala sa mbokk wala sa jarbaat parce que dafa nekkoon ci position boo xamante ne mu ngi lay raw wala mu ngi raw say doom nga ne naa ko slow down naa ko éliminer ana ñaata la ñu ciy def ci sunu réew yi ñaata te du am yoon boo xamante ne dañu koy gis Papis tëjal 1 minute sa kii rek bu ko defee ma daaneel loolu yëpp nga xamante ne nit mënu koo gis te mu doon ay crime yu ñuy def ndaw si wax ne dañoo cambrioler këram rey jëkkëram bu ko police jàppul woon poussé ko ba mu def aveu bi da koy continuer di def ennemi boo am rek te sëriñ si mënuñ la kaa fayal parce que sénégalais bi ci condition yu ñu toll nii ci circonstance yu ñu toll xam-xamam mooy sëriñ bi liggéeyal ma ko mu dof wala mu dee wala mu feebar su sëriñ si mënul dara ci la ñuy jaar à la vitesse supérieure mooy manuellement ñoom ñu seet naka lañ lay empoisonné ñaata nit ñooy wax ne xoolal fii la moom de kii la doon jàmbat dënn buy metti biir buy metti waaw moom de malaise la am ay malaise yoo xamante ne ñun man gëmuma sax ne am nañu appareil yi nga xam ne mooy def autopsie dëggantaan njaay pour wax nit ki lan moo ko rey ñoom constat bi la ñuy def constat bi lan moo ko rey lan mooy la finalité li koy rey waaye les causes moo jar lijjanti te tubaab yi loolu la ñuy lijjanti ñoom fii de ku fi rey ay nit lu mel noonu am na benn couple guinéen bu ko fi defoon fii ci Amérique waa ji rey jabar ji génne doom yi taal kër gi defe ne bu kër gi tàkkee corps bi dinañ wax ne dafa calciné waaye fii bu saxaar di jug rek gars yi woo ambulance fii du la wax ne la sapeur pompier du la wax awma essence à la minute ñu ñëw def enquête ndekete moom moo rey jabar ji yooyu yëpp am na fi ñun bu ñu amoon moyen yu ñuy rayee nit ñun ñooy rayante suñu bopp ba jeex li ma bëgg a wane mooy wax naa ko démb
ni ñu tubaab bi ni mu ñu xamee wuñu ko sax sunu bopp ni ñu daan jaxasee sunu nguur yi colonialiste yi bala ñuy ñëw di coloniser sunu réew mi ni ñu doon jaxasee ñoom Maba Jaxu dégg nga ak waa kër buur Siin Kumba Ndoofeen ñu doon ñoom ñëpp ci benn territoire doon ay sénégalais ñu leen di jaxase ñuy reyante ñu leen di jaay ay armes ñuy mëkkante ay doom bu ñu amoon moyen yooyu ñun ñooy reyante sunu biir comme ni nga xamante ne d'ailleurs dañuy wax ci biir Amérique Black Lives Matter te bu ñu seetee ba ci biir li nit ku ñuul di rey moroomu nit ku ñuulam moo ëpp ci réew mii ñu nekk nii que tubaab li mu ñuy def malgré un système racial boo xam ne dafay teg ay yoon yoo xamante ne ñun dañoo war a disparaître wala ñu doon second class citizen loolu li ci tegu mooy ñun ñooy gën a lor suñu bopp ñun ñooy report suñu bopp ñun ñooy am suñu jabar yi di leen maltraité te bu ñu amee jabaru tubaab lu muy wax ñu def ko ñun ñooy xeeb suñu xeet moo tax bu ñu amoon moyen ca réew ma buñ ko amoon ñun ñooy rey suñu bopp ba mu jeex ndax ca sëriñ ba la ñuy commencé doog a ñëw nag ci pexe normal ay yan garab ngay jaxase pour que nit ki feebar gars yi xam nañu ko de li nga xamante ne mënoon naa la toog fii tey limal la garab ay garab laa lay limal nag te kenn du ko weddi boo xamante ne boo ko naanee sa tension yokk ba mën nga caa jaare dee am AVC waaw ni ma la ko mën a limalee ak boo xamante ne boo ko naanee maanaam sa butit yi fàcc te garab yooyu yëpp day faja waaye dafa am lu tax ñu jox la ko mu dagg sa neer yi ngay nàcc ci biir ba ngay faatu wala yi boo ko naanee dootoo mën a teen noyyi da ngay xaw a fat commencé ñàkk tooy xepp ba ngay dee parce que dose bi ñu lay jox moo lay rey alors que garab gi li ko tax a jógoon mooy day faj sans compter bii dawloo sa biir bi waaw ba nga defee ne saa waay yow sa ginnaaw gi ay robinet la quoi amul tëjukaay yooyu yëpp ay mbir la noonu la gaa yi xamee ay garab yoo xam ne boo ko combiné rey sa jëkkër wala sa doon wala sa ennemi mais du ñëpp ñoo ko xam ñu ko xam nag ñu ngi koy def en douceur lijjanti ko waay lijjanti ko xaaral ma boole ko ak am na ñoo xam ne ay maire a koy def ay maire ay dañuy xam moo ma la gaa yi gëmuñu yàlla dañuy am ay portion magique ñu koy tuddee nag portion magique te du dara lu dul poison parce que dañu naan biir bee doon metti wala dënn bee doon metti loolu mooy feebar yi ëpp te loolu am na lu koy causé poison bi lay rey symptômes yooyu la lay jox ñoom nag symptômes yi la ñuy gis finalité bi mooy lan am na arrêt cardiaque ñu ne malaise la ngeen defe ne gouvernement boo xamante ne wala service médical boo xamante ne yow boo feebaree mu laaj la 5000 wala du la admettre ba ngay dee kooku yow boo deewee ci biti dina dépenser ay millions pour seet lan moo la rey nañ waxante dëgg waay gars yi ngeen bàyyi caaxaan nañ waxante dëgg moo tax autopsie yi ñuy def yëpp ay fen la finalité rek constat la ñuy def constat li mujj moom la ñuy def mais yow boo feebaree ñëw ak sa taxi jóge Géejawaay nga ñëw ñu ne la su ngeen jëndulee ticket 5000 tey kenn du gis waa ji ba waa ji dee ci biir ci kanamu hôpital bi kooku boo deewee buñ la rayee léegi man dama bëgg ngeen laaj ma ndax kooku hôpital bi dina utiliser ses produits ses enquêtes pour mën a wax lan moo causé dee bi nañ waxante dëgg te 5000 la lay wax ne mën ngaa dee ci buntu hôpital bi di nga ko jaral muy dépenser ay 500000 bu muy fay un spécialiste pour mu seet lan moo la rey moo tax ñun ñu ngi moo tax réew ma ak a bëri ay reykatu nit bëri na fa de li ma lay wax nii nag kenn du ko teggi xanaa ku bëgg ku saay-saay rek te soxor waaw ku saay-saay rek te soxor te sujet bii di ko déranger moo koy bañ waaye kenn du ko weddi ñaan la ay diw dee na def nañu autopsie lii moo ko rey te fekk ka ko reykat mu ngi yàkkamtee donnu këram wala donnu oto bi mu fa bàyyi wala donnu sax jabaram waaw nga xam ne love triangle yi nga xam ne mooy am ci réew mi mooy am jabar am far asafurla am jabar am far même mbirum góor jigéen yi ci la bokk ñuy rayante góor bu am jabar am far bi ñëw rey sa jabar ndax nga des ak moom
wala nga yore jabar yore ay beneen gel sa gel bi ñëw seet ay yoon ba rey sa jabar loolu moo ëpp ci crime ci li am fii ci ay crime love triangle noonu lañ koy woowee moo tax bu sa jabar deewee rek ci circonstance rek am nga problème boo daan doxaan moom saay danañ la topp sa coro bu dee jigéen nit la même chose ndax yooyu moo ëpp ci li nit di reyante nit bu ñu fàtte ni premier crime bi njëkk a am ci àdduna doomu aadama ak awa yi kenn ki dafa rey frère am looloo njëkk am ci crime te loolu lan moo ko indi du jalousie rek mooy indi reyante yi nii def nii am alal nga rey parce que moo tax mbirum yàlla lépp dara du ci caaxaan man nag su may xalaat damay xalaat fa muy tàmbalee pour mën a dem ca kanam man noonu laay xalaatee jalousie rek am na alal na dee bëri na xam-xam na torox lu ko dal nga ne ñaw avec sa grande gueule lii baax na ci moom ay donneur de morale lay def waaw am na ñoo xam ne man sama coono yi ma fi nekkee woon loolu lañ ma doon wax ne ma c'est bien pour sa gueule ba mu egsi ci man ma dégg ko ndeysaan ñeneen ñi di ko publicité kontaan ku ci nekk lu la dal rek am na ko kontaan mais ñooñu bu ñu amoon moyen nga defe ne li tax ñu jalouser la nga defe ne dinañ la bàyyi nga mucc ci waaye yàlla nu yàlla aar waay yàlla nu yàlla aar li may mujjee nag doo ko jox Papis Fall kàddu gi mooy dafa am benn sénégalais parce que xam ngeen fan yi yëpp bërki semaine bii passé la ñu génne ne Balla Moussa Fofana ma nekk ca Canada ku soppoon rajo bi ci ay jamono parce que ci ay Skype bi laa ko gisee mu bindoon ñu ay jamono doon ñu encouragé mais li ma bëgg a wax mooy dafa bind livre daje naa ak moom sax ci plateau Modibo Diagne dafa bind benn livre ànd ko ak Ousmane Sonko ñu publier livre bi def ko ci mbirum kii territorial bi am nag benn waajoo xamante ne mu ngi tudd El Hadji Malick Diop moom li mu wax mooy livre bi nga xamante ne Ousmane Sonko bind na ko ànd ko Balla ak Moussa Fofana nee na livre bi dafa fees dell ak ay plagiat te plagiat bi nga xam ne livre bi ñu ngi ko bind sur la décentralisation nee na les auteurs de ce livre-là ont plagié la directive communautaire de l'UEMOA sur le financement de la décentralisation parce que nee na affaire yu bëri yoo xamante ne ñoom développé nañ ko ci livre bi mënul doon coïncidence ndax dafa doon ay mbir yoo xamante ne état yi dañ cee def alal ju bari ci mbirum collectivité territoriale yi naka la ñuy defee ba am 20% de leur recette budgétaire léegi nag nee na loolu mënuñu ko bàyyi mu jàll ci veillu élection locale yi ay nit jël ay dossier bind sàcc ko ba pare daan na ñoom ñoo ko bind nee na on n'acceptera pas de se faire chipper le travail qui a coûté du temps et de l'énergie aux vrais militants de la décentralisation loolu la wax léegi nag xam naa ci kanam dañ koy suivre de loin ci kanam dinañ ko xam nga dama yàgg a wax ci mbirum plagiat maa ngi ciy waxtaan ak bërki démb damay waxtaan nag daa bari de ñi may waxal tamit danoo bari maa ngi ciy waxtaan Amadou Sy Diop mu ne ma moom am na benn article bu mu bindoon mu jekki-jekki gis benn Mauritanien jël ko publier ko feneen ba pare xoolal les mêmes mots le même texte ni ñu ko bindee mu jël ko signé ko ñu publier ko ci internet bi te moom moo ko bindoon ndeysaan publier ko ci internet bi gars yi dafa am ñoo xamante ne loolu ci la ñuy dund ni nga xamante ne la ñuy ñëwee ci rajo yi di déglu ay idée yóbbu ko ci télé yi ak ci yeneen place yi di ko def ne ñoom ñoo ko moom ci laa koy waxee ne ko ñun bi ñuy jàng fii nii ci dëkk bi am na loo xam ne boo ko bindee professeur bi da lay jox benn lien boo xamante ne ci biir université bi lay nekk bu dee UCR bii nga jàngee bi ma jàngee muy University of California Riverside ñu defal la benn / upload nangam sangam bu ko defee yow sa këyit bi boo ko fa dugalee am na benn pourcentage boo xamante ne boo jëlee mot ak mot ay phrases yi ni ñu tegaloo
am na benn pourcentage bu ko amee dañ naan la 0 lii du sa xalaat xalaatu jàmbur nga jël te daf lay wan bu ci nekk fan nga ko jëlee ci ban livre la nekk ci ban journal la nekk ci ban presse la nekk lépp la lay wan plagiat dafa graaw dañu la ciy dàq déshonesté bu graaw la léegi nag ñun Sénégal dafa bëri ñoo xam ne dañuy mën a plagiat nag te plagiat yamul ci bind yam na ci wax su Ahmadou Diop wala Sidi Fall waxee waxam agencé ko d'une manière pour wane benn direction ci par rapport ak benn position bu mu am ci benn situation soo ko jëlee def ko ci livre tooñ nga man ndeysaan am na ko fi bind benn bindkat bu mag bu ñuy wax Mandiaye Gaye du xam ngeen ko c'est l'un des plus grands chroniqueurs moo tax mu bindoon livre am te li ma lay wax ni yàgg na de pour wan la rek ne yàgg nañu ci champ bi mu bind livre am ba pare tudduma ci te loolu fierté la waxuma ne dama koo jox idée de waaye xam na liggéey bi ma def ci mbir yii ñuy aborder am na lu ma ci liggéey manit mu tuuti mu bare am na lu ma ko ci def te man loolu yëguma ko sax ndax jënduma livre bi waaye kenn moo ko lire foto ko wan ma ko ndeysaan te moom mosuma wax ne ma tudd naa la sama livre intellectuel yi noonu la ñuy def da ngay respecter nit ñi sénégalais nag day éliminer lépp pour wane na maa fi ëpp xam-xam sàcc ay xalaatu jàmbur ne maa ko def éliminer waxu jàmbur jël ko ne yow yaa ko defal sa bopp te tuddoon ko du la wàññi dara man loolu biñ ma ko wanee ndeysaan daf maa gën a jox respect ci waa ji c'est pas parce que daf ma bind waaye dama xam ne mënoon na koo bañ a def ndax boobu kenn xamuma te li ma lay wax nii mat na fu mu toll nii juróom-ñaari at nañu yéene wante jàmm waay wax sa baaxu morom du yàq dara ci say wax waay soo ñëwee ci rajo dégg fa waxu jàmbur nga dem ci télé di ko fa wax waaye neel dama ko doon déglu rajo sunu kër waay Sidi Fall moo ko doon wax Papis Fall moo ko doon wax Ahmadou Diop moo ko doon wax soxna Rama Diagne laa ko déggee moo ko wax parce que nag xel yi bu ñuy xalam am na ñoo xamante ne ñi ngi nelaw waaye ñun li ñuy def nii sunu xel yi bu dul woon xalam saa su ne di gitaar ak mbalax saa waay am na yoo xam ne bu ñu ko waxee juróomi nit du ñu déglu de wallahi ñu ngi sant yàlla nag waaye bu ñu ko waxul woon bu ñu ko deful woon du ñu mën a wax ngeen ñuy déglu nekk ay personnes yu dul jeex di bàyyi seen temps di ñu déglu dañ waxante dëgg waaye nag ñi koy sàcc dañ koy toje ba pare dem ci rajo yi man am na benn waay bu may wax ne dafa demoon ci benn ngénte xam nga ci ngénte yi ay waxtaane kaay la ca Italie nee na bu ñu reeree ba pare toog di waxtaan ñuy waxtaan ci mbirum politique xam nga sujet yi noonu lay génnee nee na benn waay répété exactement yow Njawar Diop li nga doon wax bi mu paree ma ne ko Njawar Diop mu ne ko ah da ngay seetaan da nga xam Njawar Diop mu ne ko waaw man saa yi ma wàccee dama koy déglu mu ne ko man tamit mu ne ko nag loolu nga wax moo ko waxoon mu ne ko wax nga dëgg de waaye dama yaakaaroon ne kenn xamu ko waa ji loolu la ko wax mu ne ko dama yaakaaroon ne kenn xamu ko boo jëlee waxu jàmbur waxal ko wax mais du loolu moo tax ñuy citer ay Victor Hugo mais loolu moo tax ñuy citer ay Emmanuel Kant ay Sigmund Freud loolu moo tax ñu leen di citer ci ay réflexion yu ñu def ñun nag lii ñuy def nii rédaction la dañu ko def une rédaction audio nañu bàyyi sàcc yi waay nañu bàyyi jël xam-xamu jàmbur di ko def ne sunu ay xam-xam la te ay ci bu ni ko nit ñi di xalaat yéen a ngi nelaw affaire yi c'est pas évident c'est pas facile ah c'est pas facile léegi nag nañu topp mbir yi seet fu mu jëm xëy na dinañ ci dégg ay réaction comme ni mbirum pétrole bi demee woon rek dinañ ci am luñ ci xam Papis ma jox la kàddu gi di jégalu ñëpp. non amul problème c'est normal maa ngi nuyu ñëpp ci panel bi di déglu tamit di nuyu plutôt nit ñi déglu dama bëggoon rek intervenir ci benn aspect bi mooy aspect crime bi quoi xam nga buñ ko analyser du point de vue anthropologie crime prison dafa am lu am solo lu ci nekk loo xamante ne c'est lié aussi à la classe sociale et à l'ordre social. Parce que boo liiree ay Pierre Classe comme yaa ngi ni ñu cité ma cité ay Ivan Pritchard ay Malinowski ah
Marcel Mauss. Il t'explique que dans les sociétés entre parenthèses dites sans État, qui sont des sociétés qui vivent plus à l'état de nature, le crime est plus récurrent. Parce que ce sont des sociétés où on n'est pas dans une république où l'égalité existe. Ce sont des sociétés où le mystique prime sur le droit, tu vois, où le rapport à la nature est fondamental. Ce qui fait que nit mën na la rey physiquement, mais mën na la rey mystiquement. C'est là où je te rejoins. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, le crime, il est physique, il est visible. C'est-à-dire le processus. Mais le mobile reste le même. C'est la jalousie, c'est la méchanceté. Afrique, lay liggéey rey la. loolu moo gën a bari ba léegi. la ilaha illallah. am na benn rey boo xamante ni c'est instantané mais am na benn rey boo xam ne c'est progressif rey instantané bi mooy par exemple mooy ñoo xam ne dañu la defal poison si sa coob nga lekk ko dee. rey à petit feu bi nag mooy rey boo xamante ne dañu lay def affaire yoo xamante ne lii boo la jinne wala boo la dem wala def la affaire boo xamante ni yow di nga ko déggaat si tali bi mu yàq sa tànk di yàq sa dina au fur et à mesure. loolu c'est depuis la nuit des temps. Mais là où aussi tu as raison, c'est que nous, on n'a pas beaucoup évolué Ndiawar. Quand on est à Dakar, l'aéroport, l'aéroport c'est la porte d'entrée du pays. Oui. J'observe les gens. Pierre Bourdieu, de femme luminante habitus, c'est-à-dire un comportement acquis naturellement. damay xool les réactions des uns et des autres ma xool lu ñu solowee xool seen col chemise xam nga xool seen cravate nu ñu ko takkee xam nga xool lu ñuy doxee xam nga xool lu ñu agencé seen couleur. Tu sais que là on est encore dans une société très très arriérée c'est-à-dire ñoo fi nekk sociologiquement mais boo analyser système politique bi en place comme au Sénégal bëgguñu dominer ko baax ils préfèrent ñu jël benn arriviste bu ñëw jox ko ay doole pour mën a conserver seen pouvoir de domination donc le crime devient un fait lu ñu kii di naan Pierre Bourdieu naan un fait social total. Naturel. Tu as parfaitement raison. Wallaay. Parce que en fait droit de l'homme respect de l'autre modernisation c'est les bourgeois qui l'ont inventé mais au Sénégal il n'y a pas de bourgeois et les nobles ne sont pas au pouvoir. Donc forcément approche ne décrirait la perpétuité du crime tu vois le développement du crime la réalité du crime aux États-Unis et au Sénégal en Afrique en général benn la ah. benn la finalité bi benn la finalité bi. non mais dama ne. tubaab dëgg-dëgg un bourgeois du xeex. wallaay. da la yóbbu si yoon. parce que lu ñu naan état de droit la. mais nous on est dans des états de fait. la de. on est dans des sociétés de fait. ilaha illallah. looy wax c'est extrêmement réel. la preuve fa la bëggoon ñëwee. Je vais aborder un autre sujet par rapport à la politique. Mais xoolal la violence de Birima Ndiaye. Mais Birima Ndiaye, xool ko nu muy doxee. Mais Birima Ndiaye, il est violent verbalement, il est violent dans tous les sens. Mais xoolal Amadou Hott bi ñu naan que un ministre de l'économie et des finances. xam nga lu ñu naan homme d'État dans un État. C'est le président de la République. C'est le premier ministre. C'est le ministre de l'économie et des finances. C'est le ministre des forces armées. Et le ministre des Affaires étrangères, nous avons les pouvoirs régaliens de l'État. Régalien vient du latin regalar, ce qui veut dire réguler. C'est eux qui régulent la société. Mais la réaction à Amadou Hott keroog bu doon poste jàkkaarloo gars yi ñu xeex. wallaay. xam nga lu ñu lay jàngal si logique État. c'est un État de droit. dafa am ay principe am dafa am ay action am ay fondamentaux am. ay fondamentaux am. dafa am benn grand théoricien de l'État bu tudd Apostolides. Je cite parce que nga nañu cité. collègue nañu cité. nañu cité moo gën a wóor dafa ne waaw par la maîtrise de soi. on maîtrise les hommes. mais par la maîtrise de soi on maîtrise les événements. wallaay dëgg it. Amadou Hott lu mu def. man yàgg naa dégg na lu baax si moom waa ji jàng na waa ji kii dugg na fi mais Amadou Hott dafa war dem jàngat. non mais la maîtrise de soi que l'on prend dans un État il ne l'a pas. parce que lu ma lay wax nii dafa sax France depuis Louis XIV. mu am un auteur italien bu tudd Balthazar Gracian dafa bind livre bu ñu naan la société de cour. c'est-à-dire que y a des codes quand on est un courtisan. moo tax les nobles et les bourgeois étaient obligés de les appliquer parce que derrière dafa amoon
ay noble yoo xamante ni dañ doon respecter ordre bi. mu mel ni Saint-Simon. ñaar lañ le duc de Saint-Simon sa laa war a wax. mooy Saint-Simon bu mag. xam ne il prônait la société d'ordre. mais ñun loolu lañ jàng science politique. Amadou Hott yow tu es un ministre de la République. ngay tontu un monsieur boo xamante ni il n'a aucun pouvoir dans l'État. muy un Birima. Birima bu taxawee ne la yow sa affaire baaxul. mais essaie de comprendre pourquoi il le dit. mais nga andil ko ay firnde sur le plan technique. mais non. I don't care about ay xawma lan di lakk anglais en plus yow tu es dans un pays francophone tu es ministre de la République yow tu arrives dans une émission en boo xam ne lakkoo olof mais ngay lakk nit ñi anglais. non mais Ndiawar nañu waxante dëgg xam nga damay prolonger toujours pour ne la que la société sénégalaise c'est une société très violente. mais Papis ku ànd ak Macky Sall rek am nga pouvoir. ànd ak Macky Sall rek pouvoir la. mais loola le valet du roi est plus fort ou a le sentiment d'être plus fort que le ministre de la République. Voilà. mais est-ce que xam nga ni que Amadou Hott am na pouvoir arrêter lu Birima Ndiaye. un ministre de l'économie et des finances dans un pays. wuy ma kooku lu mu am si doole kenn xamul lu mu toll. wallaay il a un pouvoir de police. wallaay il peut nuire la vie de Birima Ndiaye. lu leer laa la wax. mais ñemewu ko. non dama la ne ministre de l'économie et des finances levier yu mu mën a activer en termes d'impôt en termes de comment dirais-je en termes de comment dirais-je de foncier. et autres il peut non mais yow da nga ñeme attaquer un ministre des finances fii xanaa wéruloo. c'est pas possible. Amadou Hott n'a pas fait preuve de maîtrise de soi, il n'a pas fait preuve de grandeur stratégique, notamment il n'a pas fait preuve aussi de hauteur. Tu réponds du tac au tac vis-à-vis d'un citoyen qui n'a aucun pouvoir régalien, qui se targue d'être proche du président de la République, nga xam ne daf la war a attaquer. Mais on se demande même derrière, est-ce que Birima yónnee wuñ ko pour mu attaquer ministre des Finances? Est-ce que amul lu ñuy préparer? jar na la questionnement la. léegi nag ma jeexal si benn côté bi lu gën a tax violence bi gën a grave Sénégal. nga gis frère assassiné sœuram. wala co-épouse assassiné co-épousam. wala ni dem assassiné jabaram. mais c'est la violence c'est la perpétuité de la violence symbolique. yooyu gis ku takk ñaari jabaram du leen yemale. wala waa ji am ay doom yu bare du yemale doom yi par rapport à seen position yaay dans le foyer. xam nga mu am ay actes violents yoo xamante ni day perpétuer. Et puis la société sénégalaise, c'est une société boo xamante ni on passe tout son temps à dénigrer les gens, on leur apprend rien. xam nga ñun tey ñu ngi nii di jouer benn rôle bu important rôle bi lan la mais ñu ngi jàngal gars yi mais Sénégal Afrique booy màgg nga doon góor wala jigéen ñu lay jàngal dara on n'éduque pas. on n'éduque pas. léegi da ngay màgg ñu lay tere di la tere. donc tu deviens un peu une victime de la société. loolu moo tax crime yu mel noonu daf lay yomb nga def ko. les gens qui assassinent leurs parents c'est dû à ça. parce que le mobile du crime boo ko étudier dëgg-dëgg ñun duñ ko def parce que Sénégal polonais am gars yi jël la yóbbu la 100 mètres teg la fa. mais buñ doon def attention ñuy étudier le mobile du crime lu tax crime bi am. mais ils vont comprendre beaucoup de choses. wallaay. ils vont comprendre beaucoup de choses. parce que dafa am ñoo xamante ne dañuy subir ay violences. ay violence symbolique yoo xamante ni yenn saa mu doon ay violence physique yenn saa mu doon ay violence verbale yoo xam ne daf leen topp seen àddina. parce que benn mère bu demee ba di empoisonné doom yi co-épousam mais c'est parce que elle ne trouve pas sa place dans la famille fu mu nekk. tey homme politique lu tax ñu empoisonné lu tax ñu liggéeyante mais dañuy liggéeyante dañuy sëriñante seen biir. parce que tout simplement c'est la seule méthode qu'ils puissent utiliser. moo tax nga gis violence bu am jàkkaarloo day violent bi di bëgg a takk mais ñan ñoo nekk jàkkaarloo kan moo leen jur fan lañ jógee la violence qui se trouve chez Barthélémy Diaz mais violence boobu mais c'est normal un Wilane c'est normal qu'il soit violent d'ailleurs moo tax policiers yi problème bi am parce que gars yi ñuy jël di leen dugal biir police duñu étudier seen parcours psychosociologique balaa ñu leen fa teg. parce que am na ñoo xamante ni ils ont un mal intérieur moo taxoon balaa may ñëw France at boobu waa ji jël courant masse jabar ji si diggante ñaar tànk yi la femme
subhanallah. mais yow tu penses que Diaw Diop man un noble comme moi dinaa jóg di branché jigéen di ko def courant si see diggante ñaar takka bi. mais kooku dafa am lu mu dund loo xamante ne amul respect si jigéen. du coup en conclusion. violence booy wax dafa di violence boo xamante ne loolu mënuñu ko fii jëlee. non mënoo nekk insécurité bi nekk suñu dëkk. dafa di insécurité boo xamante ni c'est orchestré par le système local. jërëjëf Papis. def naa c'est orchestré. voilà merci beaucoup. waxtu bi jot na di remercier Papis Fall vraiment ci xam-xam bi macha allah comme ni ñu koy waxee rek rajo bi jàngukaay la te ñi fiy intervenir dañuy sentir loo xam ne bu ñu ko waxee kenn du ko weddi waaw te ñooñu la ñu soxla nag du wax sa xalaat donc ñu ngi encouragé ñëpp ñi nga xamante ne borom xam-xam la ñu te yore ay expérience yu ñu mën a partager ñu ñuy woo di ñu jàngal di gërëm ñëpp ñu doon déglu di leen baalu àq di leen ñaanal jàmm yàlla ñu yàlla sàmmal suñu diggante bi ñu am di échanger ñu ñuy jéggal erreur bu ñu def ñu ngi ciy baalu àq suñu waxee aussi ba yëkkati suñu ay voix maa ngi baalu àq képp koo xam ne nag dégg nga fi loo xam ne nawlu nga ko comme xam-xam ñu ngi lay ñaan nga partager ko soo ko déggee te nga fexe ba waxtaane ko ba ñeneen mën cee jariñu waaw di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal seen njaboot di leen wax bonne et heureuse année yàlla nu yàlla wane la waat ak jàmm di wax comme d'habitude vive le Sénégal et gloire à sa jeunesse. autrement du fenn fu dul fii ci sunu kër. kon ngeen xam ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma